Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di dalal ñëpp jàmm fu Sénégalais nekk muy fii ci réew mi ak diaspora bi bitim réew tamit diaspora bi dañ ciy boole Afrique parce que sénégalais yi ñu ngi Afrique ñoom ñëpp ñooy bëggee làmb surtout ñoo xam ne ce sont les ténors de la lutte Gris Bordeaux ak ñoom seen ñoom bëri na ñu leen ñuy bëggee ñu nekk bitim réew diaspora bi loolu moo ne ni wéttali làmb ji tey Gris Bordeaux lañ fekk si fii ci Mbaaw xaw ma grand Mbaaw la xaw ma petit Mbaaw mais daal mais daal gudd na waaw moom lañ fekk si ci salle bi di nuyu Makan bu Gaston Production kenn nuyu lu Gaston Makan la ñuy nuyu bu Gaston Production ak équipe bi yëpp gars yi ñu ngi nuyoo bu baax Gris ma bàyyi la nga nuyoo ko ak mbokk yi ñuy seetaan sama naataango dooru nuyu ñu dugg ci question. mon frère maa lay jaar waaw naan auzu billahi mina sheytaan rajim dem na fekk sama xaw a soj ak pollution bi nekk ci dëkk bi nii rek gars yi 90% Sénégal bi dañu soj ah moo tax peut-être baat bi di xaw a naqari xam nga mais bu weesoo ça passe waaw mais bu weesoo loolu ñu ngi jaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di am contentement wax ngeen def déplacement bu yaatu bu metti xam nga di leen masawu parce que fii nag c'est gars yu bari xamuñu fi xam nga noonu la mais jafewul si nante yi quoi nante yi moom foo leen joxoñ ñu ñëw non yow yaa ngi yaa njëkk ñëw ñëpp mais ñu ngi ziar ñëpp di kontaan jàkkaarloo ak yéen parce que comme ni nga ko waxee rek làmb moom diaspora bi dañ koy dund te dañ koy moom mooy seen wéttal di nuyu waa ahlu làmb yi nekk ci diaspora bi yëpp xam nga sénégalais yi nekk à l'étranger di leen nuyu ñoom ñëpp di leen big up rawatina nag sama fan si nekk Miro nekk Mantes-la Jolie parisien yeeg nante yëpp maa leen di ziar di leen kontaane di am contentement nag jàkkaarloo ak yéen leen fekk nag ma dóor ba sonn nag ngeen ñëw ma tombek ma jox leen ambis gël rek xam nga jox leen rabais musculaire mënu ñàkk di nuyu Makan l'infatigable nga ne kenn dootul nuyoo di Gaston mais Gaston nag defal nànk nag ok da nga ko Gaston day siisu de Gaston nag voilà ñu ngi nuyu Makan bu Gaston Production mais Gaston nag actuellement nii day xaar prolongation ba ci kanam waaw day xaar quoi parce que temps yi moom Makan waaw non mais parce que bokkuñu génération quoi moom génération ay Mbam Jambaan ay yooyu ay tubaabu joor ay voilà mais Makan moom ñoo bokk génération di ko bigama l'infani parce que nag mi ngi liggéey parce que nag wax dëgg yàlla mi ngi am connexion avec les lutteurs et c'est plus et mooy li ëpp importance tey li Makan mën a communication bi Makan mën a def avec les lutteurs Gaston am na jafe-jafe boobu xam nga moo tax tey dañu bokk génération mu nekk nit ku wàccee boppam xam nga ñu am entente avec tous les lutteurs et loolu dafa am importance voilà loolu dafa am parce que génération bi ñu bokk ak ni ñu mënee di waxtaan ak ni ñu mën di échanger Gaston mënu ko avec certains lutteurs kon ñu ngi koy jaajëfal ci loolu ci esprit boobu mu am di ko ci ñaanal yàlla bu mu ci mës a gis boppam voilà di nuyu Gaston Production yëpp parce que équipe la di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu mon frère Pape Bouba waaw mi ngi góorgóorlu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp Pape Bouba dama lay bàyyi première question bi comme nuyoo nañu ba pare. def salaamaaleykum bi waaw man dama fay jaaree nuyoo mbokk yi ñuy suivre Gaston Production yëpp di nuyu Père di nuyu Makana di nuyu gars yi ma àndal aussi Naar ak Mor di nuyu Giri le grand champion borom Fass Ndakaaru mais première question bi damay ñëw si Giri Fass Ndakaaru mi ngi ñëw fekk si combat fekk Gris bëri woon na ak Balla Gaye ba pare seen premier combat boobu écurie Fass ak ñëwoon mais bii écurie Fass Ndakaaru mooy ñëw nan ngeen koy waaje auzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al azim gannaaw ba ñu sant yàlla jul ci Seydina Muhammad ñu ngi nuyu monde lamb yëpp di nuyu nag suñu ay supporters yi nga xam ne gën ñu gis parce que nag mine de rien toog nañ 3 ans yoo xam ne tey tooyaluñ suñu xaftaan te dañu am ay supporters yoo xam ne c'est des fidèles ay frères man damay wax ni man awma ay supporters ay frères la am ay sœurs ay yaay ay tantes ñoo xam ne man la ñuy xaar ma bëre su ma bëriwul dañuy dem toog xaar ba mu bëre combat Gris Bordeaux la ñuy xaar te Gris Bordeaux moo leen dugal ci làmb ñooñu tey wax dëgg yàlla ñooñu laay waxal te maa ngi leen di bàyyi xel bu baax am sa mbër nag mu toog lu yàgg bëriwul day metti mais loolu nag peut-être li fi jaar moo bari pandémie bi corona bi ak bari ay jafe-jafe yu fi amoon loolu moo waraloon loolu mais mine de rien nag seen mbër ngi di wàcc pour le 7 août xam nga
le 7 non le 7 août. waaw di wax ni rek maa ngi wàcc. pour venir en force. xam nga comme d'habitude néew ma damay ñëw pour préparation combat Balla Gaye je me prépare pour li des suma carrière maanaam préparuma benn combat je me prépare pour plusieurs combats mais nag comme que combat bi moo nekk sama kanam ci moom la ñuy wax mais préparation bi ma nekk du préparation benn combat maa ngi préparé avec longévité di wax ne sama fan si maa ngi ñëw xaar leen ma te incha allahu rabbi xam nga kuy liggéey ak ku dul liggéey kuy coow ak ku du coow amul importance mais li am importance ñu ngi ci liggéey bi te incha allah yàlla dina def jàmm ci barke alxuraan. mais Fass Ndakaaru Fass Ndakaaru moom bon Fass Ndakaaru boo xoo Ndakaaru mooy Fass. ay ñoom Kati Diop Mbaye Cissé Youssou Dieng rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla yërëm ñooñu Fass lañ nekkoon. Fass lañ nekkoon ñooñu ñoo boo xoolee durant carrière Moustapha Gueye yëpp Kati Diop moo nekkoon coach am peut-être am na benn période peut-être ñoom ñu quitté Fass ñoom ñoo créé équipe Ndakaaru ñoom ñoo encadré équipe durant toute sa carrière bu ñu demee nag ba retrouvailles amaat ay mag ay ku mel ni Khalifa Dia Abbas Ndoye et tant d'autres gis ni ñoom ci ñun lañ bokk te wax dëgg yàlla tette nañ un grand champion tey ba mu téye arène bi pendant des années tey peut-être kooku décroché na ñu xam ne tamit Ndakaaru Fass la bokkoon ñu dox ko waxtaan ko mu nekk nag loo xam ne amul ku ko rafetluwul Fass mooy Ndakaaru on parle de Fass sa Ndakaaru benn branche la woon bu xàppati koo ci Fass branche boobu nag bu ñu ko jëlaatee boolewaat ko ci Fass day yokk xar mi karaw day gën a am doole te ki di kat yi xam nga di Ancelotti booy waxee kat yi ci football bi boo ne Ancelotti ci football bi daan kat yi ci làmb ji kon boog loolu xel mu dal la te mu nekk nit ku am personnalité dama coach entraîneur dama naan sportif d'abord personnalité daf ci am importance dafa am personnalité dafa am dignité dafa am diine dafa nekk nit ku maanu nit koo xam ne wax dëgg yàlla mun ñoo dëkk ma dëkk cëriñ mu dëkk sanc bi xam nga malgré que même bi mu nekkul ak man sax ma gis ko mu nekk ak Yékini pendant des années su ma dajeek moom ci mbedd mi parce que dañuy gisante à tout le temps bu ma dajee moom ci mbedd mi day mel ni ndijaay ak doom waaw mu nekk nit ku am diine nit na bu amee diine mooy lépp nit bu ñàkkee diine ñàkk na lépp ma gis qualité boobu nag kooku nag bu nekkee sama wet Ndakaaru ñëw googu Mbaye Cissé et tant d'autres ñëw gën a épauler Fass surtout nag mu ñu tombé combat bi suma xel dafay gën a dal damay gën a am su ma nekkoon à 80% damay nekk à 100% te wax dëgg yàlla échange yi ak liggéey bi ñuy liggéey wax dëgg yàlla bon da lay soulager da ngay xam fi nga jëm parce que nag nit la koo xam ne wax dëgg yàlla xam na adversaire yi xam na tactique gu combat loolu c'est très important di ñaan yàlla rek ni ñu ko commencé parce que depuis que mu ñëw ba léegi teg benn planning teg benn plan de travail boo xoolee Fass ren ñu ëpp victoire ci làmb ji saison bi ubbi ba kii tey bu ñu doon def classement Fass a nekk ci bopp bi booy kenn daanagul booy yëpp tey bu ñu doon def classement ci làmb ji tey bu làmb ji saison bi tëjee Fass mooy nekk number one loolu nag programme la ak liggéey te nag yàlla naa ñëw rek yàlla doo ma ñëw rek xam comme que ñooy tëj saison bi ma ñëw rek ñu terminer en beauté ma tëj rek rocci caabi bi def sama poche. comme li nga wax nice na muy écurie Fass Benno bi ñu booloo ak benn des techniciens yoo xam ne ay kilifa lañ ci wàllu làmb comme li nga wax Ancelotti ci ki nga xamante moom mooy suñu papa Kati Diop tey làmb ji muy combat bi nii c'est le combat de la clarification est-ce que tey sas bi gënul diis ci sa côté. non man làmb sas mënul diis sama côté parce que làmb dama ci yàgg boo xam ne ay sas ak ay yooyu moom wax dëgg yàlla man moom làmb man li ma dese ci làmb moom dañuy takk sama bët samay bëre te Balla on se connaît bëree woon nañ ma ak moom xamante nañu on se connaît. mais si combat boobu yow yaa tee sa bopp ñëw indi résistance. muy dóor ngay encaisser. non calcul xam nga làmb stratégie ngay demee. tu as da nga am entraîneur am tactique booy dem bëreeg waa ji soo demee tactique boobu peut-être moo wane faayu adversaire bi lu bari tey Balla tey sama combat bii soxalul sax ñu naan ma nii ak nii nga war a bëri ak moom comprendre xamante nañu combat boobu
moom erreur yi mu ci def xam na ko man it erreur yi ma def ci combat xam naa ko moo tax làmb ji mënu dañu gis erreur yi am failles yi am ngeen teg benn tactique benn schéma boo xam day génne ay erreur am mais Gris Bordeaux exploité wu ko dafa mel ni Gris Bordeaux résistance rek lañ ko santoon ci combat. non du résistance Balla moo doon gérer combat bi mais man gérer wu moom combat bi Balla la ay encadrement doon wax gérer la defee nii taxawal temps bi lii moo ci des lii ak lii mais non man wax dëgg yàlla dama ñëw bëre te dama ñëw si làmb ji na tey par A ou B sama adversaire dinaa ko bëreloo endurance te loolu laa bëre dama ñëw mën naa ko imposer lu muy bëre waaw résistance mais loolu boo liggéeyul doo ko mënoo ko xam nga sama adversaire musul bëre 20 minutes man maa bëre moom mën na ko par A ou B damay bëre yow temps bu gudd te tey combat bi tamit man li ma bëgg a bëre moom laay bëre moom. combat bi lan la résistance. non loolu dama mais man li ma ko bëgg man lay def. mais ñun si loolu lañ bëgg. mais loolu lañ bëgg a xam mais dañuy dem. parce que gars yi dañu doyalul ci combat. non moo tax nag raag mooy loolu quoi. Balla nag moom xam nga wax dëgg yàlla c'est mon frère mais gën nañ ay poids lourd gën nañu bëggal amateur te man dama bëgg parce que moom Balla moom laay waxal nii dama bëgg wax dëgg yàlla ñu bëggal amateur yi. ci nan. ci benn temps bu gàtt ñu may amateur yi benn 5 minutes. waaw bu benn boo xam ne wax dëgg yàlla parce que amateur ci poids lourd lamb yi am nii yëpp wax dëgg yàlla amateur yu kenn régalé wuñu voilà xam nga ay chutes yoo xam ne wax dëgg yàlla avertissement mais nag dama koy ñaan moom gaynde la guerrier la càmbaar la bu ko bëgg Balla bëgg nga ñu may amateur u lamb yi ñu may leen benn xam naa 5 minutes sax day métti ci yow ñu may leen benn 2 minutes ou 3 minutes boo xam ne day mel ni non day mel ni mbàccum gerte boo xam ne du am song du am dara benn day taxaw rek arbitre tim rek non ñu samp mu am xam nga parce que Balla combat yi Balla day sóob bu ñëwee bu ma déclenché mu song ma boo xoolee Balla combat bi passé song na ma ay ñetti yoon xaw ma ñeenti yoon xam nga la parce que ça veut dire que moom day saale wan ni day gars yi day xeex te xeexul xam nga mais dama bëgg ngir ji xam nga soose la gaynde la non xeexul mooy maanaam xeex xam nga luy xeex mooy da nga ñëw ma taxaw xam nga la mooy xeex sa Eumeu Sène Gris Bordeaux loolu xeex la mais bu nekkee su ma déclenché une deux nga song ma xeexloo mooy da nga bëgg ma fàtte nga song ma mais dama bëgg mu may ma ko ak couleur gi yàlla boole loolu moom dama bëgg amateur yi xam ni wax dëgg yàlla un combat poids lourd man loolu laa bëgg. mais wax na ko keroog ci interview bi Gris déggoo ko xanaa bi wax ni bii combat bi moom mooy xool nu ko neexee mu daan. nga xool lii dama ko ñaan. mais lu mu wax si loolu neen day xool nu ko neexee mu daanee. non Balla loolu waxu kii la rek. Balla xam Balla nii bu tëddee du nelaw man mbëri ku ma ci jël boo tëddee doo nelaw. lu tax non parce que Gris Bordeaux la. lan moo ne si Gris Bordeaux barke Khalifa Malick dama bëri ay bagages barke Khalifa Malick. bagage demee nan leeral la ko gars yi. non dama naqaree bëral barke Cheikhou Tidiane. billaahi dama naqaree bëral. li nga waxoon yaa ngi si bële. amul benn mbër buy bëri man. te barke Seydou ba ne ànd ak à 100% nga nekk 50% sax doo nekk à l'aise. billaahi li nga waxoon yaa ngi si ba léegi. dóor mu daanu. non dama ne la loolu. non na leer. non Balla dama ko bëgg loolu pour mu am. il faut que nag xam nga ni ay li ma ko wax na ma may nañu may na may amateur dañ ko may maak moom benn 5 minutes ou 3 minutes boo xam ne. xoolal uy ma man dama koy ñaan en toute sincérité. dama bëgg loolu mon frère. dama bëgg ñu bëggal amateur yi. benn 2 minutes. xam naa 5 minutes dafay métti. mais lu tax 5 minutes di métti ci moom. non day métti ci moom. nan lay métti ci moom 5 minutes endurance de baaxul mënu ko. Balla amul endurance bu baax. 5 minutes. non 5 minutes moom 5 minutes dafa bëri. 5 minutes runkunku. non. nee na gaynde gu bees gay ñëw. amul problème waaw mais dama bëgg 5 minutes dafa bëri. mais maa ngi ko koy ñaan daal parce que amateur yi gëj nañu sentir xam nga. làmb yi fi am yi neex na mais war naa gën a neex te Balla sama combat ak moom dafa war a neex mais am na nu ñuy bëree du neex il faut xam nga mu ñëw ak punch ma ñëw ak xam nga te loolu dama ko koy ñaan. nee na revanche ngay jël si. waaw bu ko neexee am problème waaw bu ko neexee revanche am problème. bu ko neexee revanche waaw bu ko neexee revanche waaw nañ daal nañ dem ci kanam bu ko neexee am problème revanche. làmb jee waxatuñ ko mais bii la ñu wax man bii moom ma intéressé. cons bi. ah ci bële cons bi. non cons non làmb ji j'espère pas ay cons lan. mais Gris dama gis ne da nga xaw a jàppee ne Balla maanaam kii bi mu amoon xadar bi mu amoon wala boog doole ji mu amoon amatu ko. moo tax nga ne ko 5 minutes sax bëri na. non man 3 minutes laa bëgg ñu samp ko. non mais 5 minutes. non 5 minutes day métti ci moom. pour yow mënatu ko tenir quoi. non woon ak bii bokk. non du Balla man parce que man li may liggéey man adversaire bi lijjantiwuma ko man selon li may liggéey ci li ma nekk di liggéey laa la wax. non bu ñu taxawee maak moom mettil ko non day bàyyi.
mais foo ko teg. non dama la c'est li ma bëgg bu taxawee 5 minutes ñu mayante ko mu yokki. mais loolu foo ko teg Gris. foo ko teg liggéey bi rek. non sa liggéey mais noo xamee ni Balla mënul téye 5 minutes. Khalifa Malick maak moom li muy liggéey maak moom képp koo xam ne li ngay daj ci coono yàlla na la ko yàlla fay ci combat bi. li muy liggéey waxuma la loolu man li may daj. xam nga man fekkee wu ma lu muy liggéey man li may liggéey laa xam. ak li may liggéey moo ma concerné. wax dëgg yàlla coono yàlla na yàlla fay coono moom bu nekkee mi ngi daj coono maa ngi daj coono ki ci gën a daj coono yàlla na ko yàlla wan ci bés ba. ci bés ba waaw sànq da nga am loo wax si Kati Diop muy Ancelotti. moom nee na am na fu mu jaar moom xam na Kati Diop bu baax. nee na moom xam na Kati quoi parce que xam am na fu ñu jaar. non mënul xam Kati parce que Kati ba muy Kati moom boobu mi ngi nekk ci yeneen affaire mënul xam Kati mu nga xam ne Kati dañoo bokk génération bi nga xam ne ay sóob man day sóob rek mu daan neex day sóob rek. fu mu mën a xam Kati. moo nee na moo jël roi des arènes bi. ba muy jël roi des arènes bi. non mais loolu sa taxul mu xam Kati loolu du dara loolu Kati mënul xam Kati dafa bokk ak moom génération. waaw loolu ça n'a rien à voir du loolu ça n'a rien à voir. lu tax. non loolu bokkul ak dara. mais nga jàpp ni Kati di ñëwaat benn esprit de revanche ci combat bi. non non jàpp ni indi woon naa roi des arènes mu daan man ak moom la man ak Balla la. waaw mais Kati dina ñëw ak loolu tamit. gën la booster yow it nga gën a tàq si kaw. non parce que ñii liggéey Kati xanaa xamoo Kati bàyyi Kati. waaw denc ko fële Kati. mais combat bi comme ni nga ko waxee bàyyi ko balaa gars yi di ko. ni nga ko waxee noonu la parce que ñu bëri dañu yàkkamtiwaat combat des gens yoo xam ni dañ koy cons comme combat Gris Bordeaux Eumeu Sène yow ak Balla Gaye bi ngeen bëri bi passé gars yi. gis nañ lu neex dañ ko yàq mais est-ce que tey paroles yi nii nga wax yi nii bés ba incha allah di ngeen ko dëggal parce que lu si bëri nag Gris Bordeaux nag da ngay corner gauche jàdd droite de. non man wax dëgg yàlla man sama combat moom man. da ngay wax ni ba mu neex la nga ñëw samp match nul bi. non man match nul. man sama combat ñaata match nul man la am match nul. non benn yoon la am sama match nul. benn yoon waaw. ci ñaata combat man ay match nul man du ma mbër muy match nul man sama façon bi muy bëree sax man bu ma doon def comme gars yi poids lu gars yi nii am si ñoo xam ne dañuy ñëw taxaw xam nga di ko léewtoo ba arbitre yëg di loxo kenn. non man defuma noonu nag. ñëw ndax Balla naan ko 3 minutes Balla di xeex nga taxaw di ko xool. xeex taxaw di xool. non mais est-ce que waaw li mu wax dëgg na si moom naa ko ñëw taxaw rek 5 minutes pour jéem a indi Balla génne ko si combat bi. ñu neexal amateur rek même bu ko neex bu ko mënul tamit na def lu mu xam rek. mais man li man laa jàpp ni mënu ko. non bu ko mënul. non moom li mu mën na ko def xam la mais loolu dama ko ñaan en tant que kii dama ko ñaan amateur yi rek parce que amateur dañu war a xam nga Gaston Production te ñun ñooy tëj saison bi kon dama ko ñaan nii rek ma xam naa bu ko mënul tamit ne def lu mu mën rek. mais bu ko mënul yow doo ko imposer. non déggu lu ma la wax man li may ñëw moom maa ngi ciy liggéey li may ñëwee mais moom laa wax mu pare parce que bu parewul du baax ci moom. mais bee yaa taxawoon seen problème dama pàccal limon toj kaani man dama ñëw na ko damay cons. mais bii la indi. mosuloo bëree temps bu gudd dinaa la bëreloo temps bu gudd. te loolu laa def. bii nag bii li may def bàyyi ma denc ko. lu tax surprise laa bëgg bu bees tax. mais yaa ngi bëgg surprise. ba pare taxaw naa nañu may 5 minutes. waaw loolu laa ko wax. loolu du surprise loolu ñaan la rek. loolu ñaan la xam naa lu ñaan ko. toll nga fay ñaanee baal. non doo ko imposer pour ñu bégal amateur yi. waaw imposer ko ngeen bëri làmb boo ciy dem di nga yóbbu stratégie. làmb da ngay préparer selon bu ma demee nii laay bëree. adversaire bi bu ñëwee moom it nii lay bëree. mais man li may bu war a bëree le 7 août maa ngi ci nekk di liggéey maa ngi ciy liggéey ak ñu ma war a àndal di concentré wu te xam naa ni du ma fa dem sax di tâtonnement sax du am. waaw ñaan yàlla nag yàlla nañ ko fekkee te tal ko. kenn bañ a manqué. makan ñu ñaan yàlla fekkee ko te tal ko kenn bañ a manqué. vraiment làmb dafa metti ay prolongation ay arrière combat yooyu ñu ñaan leen ci yàlla musal. ay làmb ju yàgg ay reporter taw naag wala tawul xiin naag wala xiinul yàlla nañu yàlla dimbali parce que comme makan combat bi dafa yàgg. combat bi kooru daawati géej la ca biir corona ba làmb ji léegi mu am ñaareel. li ko dese muy am ñaareel bariwul. waaw xaw ma Balla xaw ma kan mais man mii li ma yoroon jeex na tàkk yoratuma dara. non moom xam ne sax dara yoratuma ko. mais xaalis bu mu dugg préparation wala mystique wala. mais xaalis bi yow tëgg. est-ce que Balla diisul ci adversaire. non xaalis bi jeex na. ñoo xaalis loolu augmentation dafay musculaire la woon rek loolu ay kooru daawati géej. déjà waaw. léegi loo bëgg non man magan nante la. magan moom dégg na. magan wax na la fi léegi nee nga def soo bi boo defee soo bi. non lu mu bëgg amul problème magan sama. nee ndax soo boobu yaa ngi ci ba léegi. lu mu bëgg ma jox ko. waaw en tout cas daal di ñaan yàlla di ko li may ñaan. sama bopp di ko ñaanal sama adversaire
di ko ñaanal le promoteur ak staffam yëpp. làmb ji yàlla bu ci lenn sama adversaire yàlla na wér ak jàmm dara bañ ko métti ma ne même chose di ko ñaanal njabootam di ko ñaanal promoteur bi parce que nag làmb dafa métti boo xoolee tey mbëri combat yi nga xam ne daf fi am rëq-rëq ba ñu reporté ko dama yërëm seeni borom dafa métti entraînement dang-dang yi suba ak ngoon guddeeg bëccëg di investir di def sa xaalis daj ay coono xam nga di investir jekki-jekki ay ndok ñëw métti ñu puusaat la kañ dootoo am xam nga maanaam tey am na ci corona bi am na fi mbëri bu bëri jaaree nañ fa bàyyi bëre ndax toog benn 3 ans entraîné woo am na boo yu bëri bàyyi nañ gasax nañu parce que doo amati moral doo amati boo amul ku la poussé wala nga am entourage da ngay découragé am na boo yu bëri jaaree nañ ci pandémie bi bàyyi bëre billaay wallaay amatuñu courage amatuñu dara am ñoo xam dañ mujj a voyagé kon nag loolu dañ koy ñaanal ñëpp di ko ñaanal tamit di masaw tamit mbër yi nga xam ne comme ku mel ni Ama Baldé Modou Lô combat la boo xam ne tey nii boo xoolee métti na trop et tant d'autres kon Papa Sow Siteu yooyu dafa métti te ça arrive mën na arrivé ku ne di ñaan yàlla daal seytaane di ñaan yàlla daal combat bi yàlla na ci yàlla def jàmm ba le jour si mu bëreeg Balla Gaye daan ko jël bu gaaw a gaaw góolu yéen boo xam ne day jékki-jékki rek gis boppam ci suuf moom nee na yaay xool nooy daanoo rek waaw mais am problème bañ yegg ci yàlla baax ñaar laay jeexale benn bi mën naa ne combat est-ce que du moment retrouvaille ak waa Fass fi ñu la tegwaat foofu parce que Gris Bordeaux boobu lañ non mais làmb moom xam nga diggante bi xam nga gëj a bëre ci champion baaxul sax ci écurie xam nga malgré que booy yaa ngi góorgóorlu def ay xam nga booy yaa nga fa ñoom Serigne Ndiaye ñoom Gris 2 ñoom Bara Ndiaye ñoom général ak booy yu ndaw yi ay kii Papa Ndoye et tant d'autres booy yi ñu ngi dégg innové ñu ngi ak kii nu tudd Forza yëpp ren dañu bëri def ak daan xam nga Pam Ndoye ravagé daan ay 3 combats booy yëpp ñu ngi xam nga mais malgré tout ça leader bi combat wu leader écurie bokkul waaw tey gëj a bëre bi mooy indi loolu mais nag Gris Bordeaux moom benn combat la mujjee bëre mooy Balla laa mujjee bëre te combat boobu nag combat la boo xam ne nag dañ ci waaw def nañ ci liñ ci war a def te nag honoré nañ suñu ay supporters wane nañu dañuy ñaan yàlla nag saa ñuy dem ci làmb dem fa ak honneur ñibbisi ak honneur ndam yàllaa koy joxe mais làmb moom ñàkk jom lañ ciy bañ te man làmb du ma nar a dem di fa wane yaafus yàlla bu ma fa dem wax dëgg yàlla samay supporter loolu laa leen tàmmal fulla ak fayda jom ak ngor te ci loolu laa ma sa nekk di leen jox rendez-vous le 7 août nante yëpp nañ jóg fukki penc yeeg ñaar ci Ndakaaru parce que nag man mbëru penc laa cëriñ laa dëkk rue 19 angle 24 fukki penc yeeg ñaar ci Ndakaaru nañ jóg ci ki nañ jóg séeréer si sama mbokku séeréer yi mbokku Kër Moussa Anne campement Ngekox di ko daree taset ba Mbuur tund woowu yëpp combat bi damaa lañ ciy woo di ci woo tamit njabootu Seydil Hadj Malick ñi nga xam ñooy sumay wasila di leen woo ci combat bi sama mbokk nag sama waa kër maam baaba sama waa kër waa Ngiraaneen bàyyiwum ci kenn parce que nag yàgg nañ kaas nag combat bi seen combat la waaw képp ku sant Ngiraan parce que li nekk ci maam sa da koy jël seen maam Baara Ngiraan diggante Ngor ak Wakaam moo ko ndengeeñ kon bokk ñu ngi leen ci woo xam nga di ci woo nag suñu ay xarit suñu ay wëlëre xam nga ñoo xam ne tamit xam nga samay nitu bopp lanu ku ci mel ni suma xarit suma frère suma grand Pape Mayel Diop combat bi da ko jël en mai téye ko ci loxom ndax xaw ma ban waaye bii lépp lu ci war na ci ko def ku mel ni mon frère Kéba Kanté Alhamdu Ndiaye suma grand Modou Ndione DG COSEC di maire Diass maa ngi koy woo ci combat bi Alhamdu Ndiaye bépp autorité boo xam ne mi ngi Médina commençant par notre maire Bamba Fall Seydou Guèye Cheikh Ahmed Tidiane Ba. parce que ñi may woo nii samay nit lañu. ñi ngay woo bëri na trop. non ñi may woo parce que làmb. am na ñu ma ci xam quoi. waaw làmb mais woowu ma ku ma warul woo. Balla dafa yóbbu sa bopp bi. non Balla maanaam tey ñi may woo nii samay nit lañu. te làmb nag métti na métti goo xam ne
benn nit mënu koo gérer làmb lu mu waaw làmb li mu laaj ci ay dépenses ci ay frais tey benn nit attanu ko. la renaissance de Balla la de. waaw gaynde gu bees boppam. waaw nekk ci ruqu raar léegi yëfi mbër lay def. bàyyi na moto yi bàyyi na grand place yi. bàyyi na sina bi. lëllu na bàyyi na carte bàyyi na nelaw guddi. waaw da doon def yooyu. waaw Balla doon yor booy town la woon Balla moo la gën a nekk bandi yow. ah bon non man yooyu la pour man dawal moto. dawal moto. dem xam nga nag yaa am gën a xam quoi. ah bon. bàyyi na yooyu de léegi dafay lëlu. Gris wuyu si kii lu mu lay wax ngay abo nii rek. non non mais yooyu man. mbër bee dikkaat mbër bee dikk le lion de Guédiawaye. man loolu laa bëgg. le lion contre le tigre. macha allah yàlla na ci yàlla def jàmm. di la xamal ni ñetti minutes yi ngay ñaan. waaw la saf waaw incha allah waaw. mais di la xamal ni làmb dafa metti combat dafa metti tey boo jugee dëkk jóg boo nekkee ci pénc bëgg ñëpp jóg kon làmb nit benn nit attanu ko ñi may woo nii ñii ay autorité lañu nekk Médina ñii samay wëlër lañ ñii sumay xarit lañu ñii nag ñoo xam ne bëgguñu sax may toog sax di leen tudd te su ma jógee ñu jóg dañ may taxaw dañ may jàppale ci lu biir ku mel ni le président Abbas Ndoye wax dëgg yàlla l'infatigable président xam ne tamit ay mbiram booloo ci ak wax maa ngi koy jaar di ko big up di nuyu dirigeant équipe Fass yëpp di nuyu suma entraîneur Amadou Kati Diop ak staff bi yëpp xam nga di wax ni daal combat bi maa ngi ciy woo ñooñu ci woo waa Ciki xam nga sama dëkk ba waaw maa leen di jaar di leen bi waa Kër Moussa Anne waa Tentu Baab sama mbokk yëpp yaa ngi tax sax ba may jaxase sax ba may xam nga waaw waroo ma jaxase waaw tur Balla bi 10 Badou. man moom mais benn question rek laay laaj. gis nga Balla keroog indi nan nga gisee forme Balla ba nga ko gisee yow automatiquement sa xel. waaw Balla mi ngi liggéey mais na gën a liggéey. dafa des. waaw na gën a liggéey waaw. lan nga gën a bëgg mu liggéey ko. xaw ma na gën a liggéey rek liggéey du doy. yaa ngi liggéey chaque jour yaa ngi liggéey. mais lan yaa ngi na gën a liggéey lan la war a gën a liggéey. na gën a liggéey rek affaire yi moom doo toog ni yam fi nga dem da ngay gën a liggéey. pour gën a dem ci kanam. mi ngi ci forme daal. na gën a liggéey. mi ngi ci forme. na gën a liggéey. maanaam doyul. doyul daal. liggéey doyul ci moom. na gën a liggéey. xeeb nga ko daal li mu liggéey nii. na gën a liggéey. waaw. endurance 5 minutes yi ba léegi. na gën a liggéey. léegi li ñuy tàggatoo loolu question d'actualité la. hors lamb la ñu ngi jëm ci élection locale dégg nga réew mi kàddu politiciens yi ñu ngi koy jokkoo. nee nañu am nañu tiitaange ci élection yi ñu jëm. yan kàddu ngay wax. sa Sénégal sa mbokk Sénégal. na rafet waaw na rafet. na rafet parce que Sénégal tamit ñun tal nañu golo tal na lu leneen lu dul tëbiteen. waaw ñun tal nañ leen ñun jàmm rek moo ñu jig. waaw opposition bi nañu dal xam nga ñu nekk ci nguur gi nañuy teg affaire yi ci yoon parce que ñun tamit ay superviseur lañ dañuy xool lu jaadu ak lu jaadul malgré que ñuy toog suñu ruq bu ñu amee occasion bu ñu waxee dañuy wax parce que tamit fii tamit xale yu ndaw yi sax xam nañ ni affaire yi di fonctionner xam nga nguur du jaay doole nguur buy jaay doole moom dëkk ba du stable parce que yonent bi moo ko wax nee na sin faane min ummati isa salaxu salaxan naasa wa isa fasadu fasadan naasa al umara wal fuqaha yonent bi nee na dëkk ñaar yi moo tax muy stable al umara wal fuqaha yonent bi nee na sin faane ñaari xeet min ummati ci sama xeet isa salaxu bu ñu jubalee salaxan naas ñëpp jubal wa isa fasadu bu ñu jàddee yoon fasadan naas ñëpp jàddu yoon na ko yaa rasulallah ñaari xeet yooyu daal mu ne al umara mooy njiit yi wal fuqaha ak gouvernement bi nee na boroom xam-xam yi ak gouvernement bi bu ñu tegee affaire ci yoon dëkk ba ñëpp tegu ci yoon bu ñu dëngalee dëkk ba dëng ñun suñu ay boroom xam-xam mooy diine ji mooy Tuubaa ak Tiwaawan nag Yoof ak ñooñu mooy suñu ay boroom xam-xam ak gouvernement bi ñooñu tey bu ñu tegee affaire ci yoon dëkk bi day stable bu ñu tegulee ci yoon bi dëkk bi day dëkk bu stable rek loolu kon bokk nañu gën a defaraat seen toogaay xam ne wax dëgg yàlla élection bu ne jaar na fi xam nga élection bu amul élection bu fi jaarul mais à chaque fois da ngay gis élection bu amee gars yi commencé laal constitution bi xam nga kenn comprendre lu mu demee kii da war naa bokk ak kii warul bokk ak kii xam nga yooyu day indi ay problème xam nga affaire daal mooy lan man bu ma jëmee ak yow ci combat damay fexe ñaanal la jàmm nga ñëw ñu bëre ma daan la te élection yi ay combat la donc élection yi ngay gis ni combat la nañ ñëpp bokk que le meilleur gagne waaye di xool kii boo war a bokk ak kii di def ay façon yooyu baaxul xam nga en tout cas Sénégal ñu jàmm ñu jig et puis la
et puis temps yi maa ngi gis benn phénomène bu garaaw ci dëkk bi. cherté de la vie bi. les grands commerçants yi xaw ma ay commerçant xaw ma di ci profito ku ci nekk. na nga xool ni da nga layoo sa ak sa ndeyjooru de. biir bàmmeel de ku ci nekk boo demee ca xar ya barki Seydina Muhammad boo demee ca ginaar ya ñu mel ni ku njëkkante. mel ni duñu ay jullit. ku ci nekk na nga xam ni sa bàmmeel yow rek yaa fay tëdd. di yokk affaire yi comme c'est pas possible bu ñu waxee ñu naan Ukraine ak Poutine ak Russie boo demee ci aliment volaille yi aliment kii nu mu tudd xontu beeg yooyu. lekk daara alimentaire ñuy njëkkante di yokk affaire yi ñu koy yokk façon yokk boo xam ne. maare day tàll boo waxee ñu ne guerre Ukraine. nañu xam ni ay jullit lañu. nañu xam ni nit lépp loo xam ne yaa ngi koy jël. di ko def sa biir bii. te nekkul lu lew. defal ni sa bopp mi tooke ngay def sa biir bi ak déegu gaaw gii dañuy seet yàlla ci li ñuy def. nañu seet yàlla ci bu mbir amee amul contrôle ñuy profité di yokk mbir affaire yi di ko yokk yoo xam ne yokk yoo xam ne c'est pas possible. dañu xool lu baax la ñuy def xam ne bu ñu nee ay julli lañ te occasion bu amee ñuy mel ni ñuy njëkkante di profité. baaxul loolu mooy waral tey nga profité ci affaire yi. di jaay lu nekk di def lu nekk ëllëg nga dégg ni sa boutique tàkk na yàllaay defee noonu de boo gisee nii di yàq yenn yàqule yi rek mooy lekk riba lekk lu jaay loo war a jaay wala ngay lu alal yooyu ngay jël di ko récupérer ci nit ñi mooy waral nga jékki-jékki ay coup de circuit am ak ñu ne yàqule na lakkala na lu bari yàqule na lu bari yàlla nañ si yàlla musal am na ñoo xam ne nag am na ci ñoo xam ne ñu gëm yàlla la ñu les commerçants am na ñoo xam ne ñu xalaatuñu ci àddina lekk lu lew mais nag li may wax nii ça concerne ñi nga xam ne ku ne boo wéetee xam nga sa bopp. am na ñoo xam ne ñu ngi profité ci guerre Ukraine bi di def naka sudul noonu di yokk yu doy waar. loolu nag ku ko ci def di nga ko gis waaw. am na solo. kon foofu la ñuy jaar tàggatoo. waaw di am contentement wax dëgg yàlla di jox rendez-vous samay supporters wax dëgg yàlla le 7 août arène nationale. wax dëgg yàlla mosuma faa bëre gan laa fa. mais nag xam nga nante laa moom xam nga yaa ma gën a xam. yaa ngi fay dugg temps yi. waaw yoo xam nga may xool am affaire yi nii des fois ma ñëwul xam nga xam nga. nuyu nante yi rek ay ñoom Baara moo nami Baara booy Canaar. sama gars yëpp maa leen di woo. xam nga di woo waa Fass Gueule Tapée Colobane ñaari tali. xam nga zone A zone B. Grand Yoff HLM. xam nga 1 ba 6. xam nga bàyyiwuma ñaari tali. bàyyiwuma zone A Sacré-Cœur. xam nga boo nee Fass rek da nga naan Dakar. Centenaire Gibraltar. xam nga. Boy Town yi. nañ jóg nante yi daal. waaw lamb ji moom dama bëgg moom gars yi def ci pàccal ci li ngopp. lamb ji moom dama bëgg ñu teel a pare. xam nga teel a pare parce que wax dëgg yàlla nag doom day dama xaftaan bi dafa ma doon laaj. ndax dafa war a moo doom loolu butéel non ki bàyyi ma denc ko. di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sama sëriñ Babacar Sy Mansour. yàlla na ko yàlla dëgër yàlla na ko yàlla dëgëral. di nuyu suñu sëriñ suñu xarit sëñ Muntaxa. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. mu yàgg jiital. mu yàgg tette njabootu mam borom Touba. di nuyu xalif généraux yi fi nekk yëpp. di ñaanal jàmm di nuyu suma yaay ak toute ma famille. di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom di nuyu mon frère ma sœur awa Bordeaux di ko ziar di ko bigab awa sama sœur awa Bordeaux Nafi Bordeaux ama Belin Bordeaux yooyu ñëpp xam nga ñëpp Bordeaux ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Mbaaw nag di nuyu mais xam nga Makka ak Médine. mais sa combat Eumeu Sène day jàpp si combat ba. ah Eumeu Sène. mon frère ah mais non kooku sama seex la kooku sama nami xam nga maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal jàmm moom di ko big up di nuyu waa Mbaaw yëpp ah. waaw ñoom it ñu ngi waaj combat bi comme c'est pas possible. di nuyu numéro 1 ak numéro 2 di ñaanal jàmm xam nga waaw Makka ak Médine di ñaanal jàmm yàlla na yàlla defal jàmm. xam nga kontaan nañu di gërëm gars yi ñu doon seetaan yëpp di gërëm aussi sama waa dëkk. waa nuyu waa salle bi tamit waaw nuyu waa salle bi ah wax dëgg yàlla salle bi moom waa Tivaouane maa leen nuyu waa salle bi ah di leen big up ñoom ñëpp parce que wax dëgg yàlla dama ñëw fi ñu dalal ma. jox ma tous les moyens qu'il faut. xam nga wax dëgg yàlla. ci daa mel ni impégat. xam nga jàkk boo xam salle bu am jàkk. xam ne boo entraîné ba sonn laal ndox xam nga jàpp ba sell wax ak sa borom xam nga loolu dafa raar. waaw te góor gi nag wax dëgg yàlla il a beaucoup investi
di ko ñaanal jàmm dëgg yàlla. amiin yàlla ci yàlla def jàmm. amiin maa ngi fa laa jaar di tàggatoo di nuyu gars yi mbokk internet Gaston Production yëpp dinañ jox dig daje bientôt avec Balla Gaye incha allah di gërëm Naar ak Mor bi ñu àndal di nuyu aussi tamit suñu DG Makan Meng di gërëm waa Tivaouane nuyu waa zona ñoom Père O ak les jumeaux Fallou ak Galas ak Pape Cheikh maa ngi leen di bëggee bu baax jaa ngeen jëf giri kon ba taay bu téeli ngoom bi. Gaston Production présente Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des